ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo nag bi nga xamante ni defoon nañ ko jagleeloon ko idée de projet yi nga xamante ne ni jamono ji mooy dox suñu réew yi rawatina bu ci mel ni Sénégal ay idée ay xalaat projet yoo xamante ni amaana ku ko développé suñu réew yi mun nga ci gis njeexital bu am solo mu nekkoon ay proposition gannaaw buñ ko publier dafa am ñu bëri ñoo xamante ne ni dañu def en commentaire que di laaj ndax ñoom mun nañ ci profito parce que seen njàng soriwul maanaam amuñu yenn diplôme yi ci wàllum njàng am na ñoo xamante ni sax mënuñu lire mënuñu xam naka la ñuy développer li nga xam ne mooy projet ba jëmmal ko ba mu mën a jural li nga xamante ni nii mooy say attente ci nit ñooñee mu am ñoo xamante ne nii ci daara yi la ñu jugee fa lañ jàngee am ñoo xamante ni tamit ci école arabe yi la ñu génnee wala sax ñu teel a bàyyi école donc nit ñooñu ñooñu demandé laaj ñu est-ce que ñoom it am nañ ay possibilités am nañ ay domaines yoo xamante ne nii mën nañ ci investir créer seeni entreprise même bu fekkee ni defuñu ay études yu poussé maanaam seen jàng soriwul lool ci li nga xamante ne nii mooy école française ñooñu nag tontu bi leen di tontu rek lenn la mooy waaw mën na ne juste pour dalal seen xel mooy fi ñu toll nii ñetti chef d'entreprise yoo jël ñaar yi jànguñu suñu réew yi boo jëlee suñu réew yi ñetti chef d'entreprise yoo jël ñu moom ay entreprise ñaar ñi amuñu njàng mu sori boo demee ci wàllu commerce wàllum distribution wàllu hôtellerie restauration industrie et même tey dans le web ñu ci bëri amuñu yenn jàng yu sori yi dina leen expliquer jox leen ay exemple ci kanam fii ci Sénégal ay nit yoo xamante ni mosuñu dëgg seen tànk sax école wala sax teel nañoo bàyyi école mais ak seen ngëm-ngëm ak seen pas-pas ak jàpp ni mën na ne ñu engagé wu gëm seen projet ànd ceeg nag yaakaar gu mat sëkk ba réaliser li nga xamante ni mooy seen rêve tey bokk na ci nit yi ñu gën a respecté fii ci Sénégal te moonte amuñu ay bac+5 amuñu ay bac+3 amuñu doctorat donc exemple yi leen di jox ñi nga xamante ni nii teel nañoo bàyyi école wala ñi nga xamante ni bokkuñu ci système éducatif bu Sénégal tey niñ ko jëmalee mën nañ inspiré wu ci exemple yi nga xam ne ni moom la leen di proposer pour développer li nga xamante ni mooy seen projet lu mën a nekk la. balaa ñu ciy xuus nag dañuy fàttali rek leeral vidéo bi defuñu ko pour encourager jeunes yi pour que ñu bàyyi école pour ne leen mën ngeen réussir waxuñu loolu. tey ñëpp xam nañ que ni njàng moo gën a am solo ci li doomu aadama mën a def moo xam bépp xeetu jàng bu mu doon moo xam muy njàngum diine moo xam muy njàngum nasaraan moo xam muy njàngum leneen même bu dee da ngay jàng loo xamante ni sa intéressé wu la mais nga jëlee ci expérience xam ci dara donc waxuñu ni jeunes yooyu nañu bàyyi école wala ñu bàyyi suivre yenn formation yi non lu am solo la parce que loolu moo lay may nga am compétence nga apte pare pour mën a déposer ci entreprise pour mën a liggéey parce que boo amul qualification professionnelle tey mënoo dem ci entreprise ne da ngay déposer mënul nekk donc njàng lu am solo la juste benn précision la pour que mu leer njàng mooy base u réew dëkk boo xamante ni nii nit ñi duñu jàng dëkk boobu noonu du mën a avancer donc juste benn précision la laataa ñuy xuus ci vidéo bi. lu ñu bëgg a xamal rek booy que ni mu amee ay nit yoo xamante ni seeni parents décidé nañ ñu dem ci école française yi jàngi ci la amee yeneen parents yoo xamante ni ñoom dañu bëgg seeni doom dem jàng seen diine balaa ñuy wax leneen tey ndaw yooyu noonu ñu ci bëri booy xool seen ndaw yëpp ñu ngi ko passé ci daara yi et malheureusement ndaw yooyu da leen génnee ci li nga xamante ni mooy système éducatif bi maanaam suñu njàng bi niñ ko tëralee ñooñu boolewuñ leen ci lu tax kenn boolewu leen ci daara yi nga xamante ni fa la ñuy jàngee donte ñi ngi waajal ay réforme créer ay daara moderne lu baax la ñi ngi xaar yan résultat lay joxe mais la plupart daara yooyu noonu dañ leen di bàyyi di leen seetaan amuñu ay subvention pour njàngale bi nga xam ne ñi ngi koy jàngale ay ndaw di leen sol xam-xam di leen jàngal seen diine daara yooyu amuñu subvention amuñu dimbal amuñu dara mais tamit ndaw yi nga xam ne nii ñoo fay jàngee amuñu sax ay bourse wala ay ndimbal ci seen jàng comme ñi nga xamante ni ci école française bi la ñu génnee mu nekk loo xamante ni discrimination la maanaam xaaj ak seen parce que mënuñu nekk ci réew ñaari doomu sénégalais kii ne lii lay jàng kële lee lay jàng ñii ne déedéet kay jàng lële la ñuy dimbali kay jàng la ca des duñ ko faale dañ koy bàyyeek boppam du dëgg du yoon xaaj ak seen mënul weesu loolu te loolu injustice mënul gën a rëy loolu noonu parce que ku ci nekk war nga jàng lu la neex ci làkk bi nga xamante ni mu nga bëgg d'autant plus que fii Sénégal jullit yi ñoo fi majorité te seen diine ca arabe lañ ko bindee donc ñu ci bëri il préfère
jàng arabe donc ki jàng arabe ak ki jàng français ñoo war a yem même chance ku ci ne da nga tànn li nga bëgg te état bi wéy di la soutenir. tey dama leen di jox rek benn exemple ki nga xam ni dafa jàng médecine wala diplomatie wala fiscalité jàngee ko ci arabe am même diplôme ki nga xamante ne nii médecine diplomatie fiscalité ci français la ko jàngee ñoom ñaar duñu bokk même traitement fii ci Sénégal. tey ki ko jàngee arabe ay chance am néew na lool ngir mu réussir fi nga xam ne mooy Sénégal bu déposé woon fenn ki ko jàngee ci tubaab français déposé ka ko jàngee ci langue française la ñuy favoriser. donc jeunes yooyu noonu dañuy obligé ñoom liggéeyal seen bopp demal seen bopp dem ak seen propre moyen pour mën ci génn te loolu lu dangereux la discrimination la xaj ak seen la ay frustration lay jur parce que réew buñ ci nekkee dañu war a yemale ñëpp. donc looloo tax ñu def tey vidéo bi pour xamal jeunes yooyu que ni am na ay profil am na ay nit yoo xamante ni nii tekki nañ ci seen àdduna ñoom ak ñooñu ñoo yem statut te fexe nañ ba génn ci taamu yenn diplôme yu kawe yi. bu ñu nee ñi nga xam ne nii tekki nañ taamuñu diplôme yu kawe ñenn ñi di leen laaj ñooñu ñooy ñan ak fan lañ jaar ci noonu dañ leen di xamal que ni la plupart ñooñu ñi ngi tàmbalee ci ay liggéey yu ndaw maanaam tëbuñ tëm rek am alal déedéet dañu tàmbalee ci ay liggéey yu ndaw yoo xamante ne nii avec le temps dañuy développer seen compétence jàng investir. en général nit ñooñu ñu ci bëri booy xool ci domaine commerce lañ nekk ci seen liggéey ñu jàng ci naka ngay aborder nit pour jaay ko marchandise contact bi ak jaay bi ñu koy travailler di ko développer au fil du temps ñu dem bay nekk ay commerciaux hors pair commerciaux yoo xamante ni nii ñooy gën a xarañ sax ñi nga xamante ni commercial lañ jàng ci école de formation yi parce que ñoom dañu jàng sur le tas maanaam ci terrain bi la ñu jàngee ñoom. donc genre nit yooyu noonu dañuy dem ba nekk ay nit yu xarañ ci seen domaine te quelques at kese la ñuy def nga gis lañ yor magasin yu ngand commencé gagner ay millions da nga gis Bawol Bawol bu jugee tey Diourbel ñëw Dakar démarré ak 10 000 francs di def bitiku mbagg nekk ambulant di jaay mais quelques at kese nga gis ko mu yor magasin bu rëy génn ci tabax këram tekki macha allah donc ñooñu dañu jàng sur le tas jaaruñ école mais am nañ xel macha allah boo xamante ne nii jàng nañ sur le tas développé nañ seen activité te moonte amuñu yenn compétence scolaire wala compétence professionnelle yi tax ñuy wax ñooñu tey bu ñu demee bu dugg dans le monde des affaires dañ koy réussir parce que miin nañ terrain bi. exemple bi ñuy njëkk a jël mooy exemple Serigne Mboup bu CCBM muy koo xamante ne nii la mu tàmbalee marchandise am yaakaar naa ni bariwul ci koom-koom boo ko méngaleeg tey li mu am alors que bi muy démarré ay activité am mi ngi soog a génn fi nga xamante ni mooy daara bii di Koki daara Koki xam nga ni jàngale wuñ fa nu ñuy gérer entreprise jàngale wuñ fa li nga xamante ni moom la ñuy defee commercial jaay ak njënd mais dafa jàng sur le tas non seulement dafa liggéey mais tamit dafa jël temps am investiraat li nga xamante ni moom la daan am as néew ci wàllum bénéfice di ko investiraat pour jëndaat yeneen marchandises yoo xam ne da koy jaayal processus boobu noonu la jël modèle boobu noonu la jël jamono di dox aditi dem mu bokk ci grand distributeur CCBM bokk ci grand distributeur yi gën a mag ci wàllum matériel électronique ci Sénégal ak sax ci Afrique de l'Ouest mais Serigne boobu yamu ci rek dafa lancé wu ci yeneen domaine dem na ba créer li nga xamante ni mooy entreprise automobile non seulement day jaay ay oto mais tamit day proposer ay services de location te ku ci sa oto am problème nga am oto nekk particulier te day proposer service de réparation donc kooku tey boo gisee parcours am ak diir bi nga xamante ni si la liggéey ba bâtir loolu yëpp macha allah est-ce que kooku tey ñeena ki am bac+5 wala doctorat déedéet Koki la génnee te tey holding la yor holding boo xamante ni dafa ëmb ay entreprises yu bari en 2012 chiffre d'affaires du groupe CCBM bu Serigne Mboup ñu ngi ko estimé à 40 milliards de francs CFA maanaam ñeent fukki milliards ci suñu koppar la entreprise boobu noonu di réaliser chiffre d'affaires biñ ko xayma en 2012 donc chiffre boobu noonu évolué na parce que instant bii nii ñu ngi ci 2019 donc mbir yi amul secret liggéey kese la. nga jël tey wàllum entrepreneuriat tey ku ci mel ni Babacar Ngom bu Sedima exemple la ci fii ci Sénégal buñ doon jël ay exemple entrepreneurial moom mun nañ ko jël comme modèle lu jëm ci wàllum yarum ginaar fii ci Sénégal bokk na ci nit yi nga xamante ni ñoo ko gën développé te pourtant bi muy tàmbali ay cuuj la tàmbalee woon jënd ay cuuj di yar cuuj di ko yar ci ay kaafu ginaar bu ñu màggee mu jaay ko jamono di dox mu yokk li nga xamante ni mooy investissement am maanaam jënd nombre cuuj yu bëri yar ko
di produire lu gën a takku ci li nga xamante ne nii mooy ginaar mu dem ba nekk distributeur poulet di def nombre yu bari di ko jaay mais comme ni ko tubaab di waxee l'appétit vient en mangeant te nit ki looy yëngu di ci nekk ay at da nga ciy gën a am expérience mu jënd ay matériel ak xaalis bi nga xamante ni commencé woon na ko gagné di produire li nga xamante ni nii mooy ay cuuj ak ay nen affaire yi di dem mu def ko entreprise mu nekk entreprise bu légal mu am nineyaam di exercer en tant que un établissement légal yamu ci mu dem di produire li nga xamante ni mooy ay aliments yi nga xamante ni moom la ñuy jox ginaar yi ak li nga xamante ni sax mooy xar yeeg fas yeeg yu ni mel tey Sedima bokk na ci entreprise yi gën a mag fii ci Afrique te pourtant ki ko créé muy Babacar Ngom tàmbaleewul ak alal yu bari ay cuuj la tàmbale woon yor kaafu ginaaram di yar ay ginaaram di ko jaay muy dem di investiraat lu mu ci am ci bénéfice xëppaat ko ci ba tey mu nekk benn holding bu mag di yar ay ginaar di produire ay poussin di produire ay nen di produire sax ay cuisses yi nga xamante ni dañ koy préparer d'abord balaa ñu koy teg ci marché bi di defar ay aliments pour li nga xamante ni mooy njur gi donc exemple la moom itam ci modèle de réussite yi fii ci Sénégal. tey groupe bu Sedima at bu yàlla sàkk mi ngi def chiffre d'affaires bu toll ci 42 milliards de francs CFA maanaam ñeent fukk ak ñaari milliards ci suñuy koppar te li gën a am solo groupe bi di ko def ci réewum Sénégal mooy day liggéeyloo 600 personnes maanaam juróom benn téeméeri nit yoo xamante ne ni ci entreprise boobu noonu la ñuy liggéey te nombre boobu noonu boolewuñ ci ñi nga xamante ne ni ñooy ñëw di jënd ay ginaar di jënd ay cuuj wala di jënd ay nen pour jaar ko ñooñu bokkuñ ci mais ñi muy liggéeyloo rek emploi direct yi rek 600 personnes la donc mu nekk lu am solo ci li nga xamante ne ni mooy économie Sénégal. yii yëpp ay exemple la pour wal leen que ni am na ay nit yu ne fii Sénégal juddoo fi amuñu chance def ay njàng mu kawe comme ñi ñenn ñi bindee commentaire wala envoyé ñu ay message na ñoom jànguñu mais xamuñ nan la ñuy def pour wal leen que ni am na ay exemple yoo xamante ni bi ñuy door amuñu dara te seen jàng sax soriwuñu woon te tey bokk nañ ci ñuy doxal économie sénégalaise Serigne Mboup ak Babacar Ngom kese lañ cité mais am na ci ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni bu leen doon lim duñ fi jóge ñi ngi liggéey di def seen liggéey ni mu waree kenn du leen dégg ju coow te ñi ngi doxal économie bi mu nekk ay nit yoo xamante ni yow en tant que ndaw mën nga ci inspiré wu mën nga sax bañ a def comme ñoom li ñuy def mais nga inspiré wu ci def leneen lu méngoog ñoom li ñuy def pour que nga développer sa projet. laata nag ñuy jeexal da leen di proposer quelques perspectives d'emploi yoo xamante ni ndaw ñi mën nañ ci sukkandiku ñi nga xamante ni amuñu njàng mu sori bu ci intéressé aussi mën na leen inspirer biñ koy njëkkee mooy filière de la vente maanaam wàllum njaay ak njënd. wàllum jaay ak njënd nag nit ku nekk am nga choix mën nga spécialisé wu ci benn secteur boo xamante ne ni jàpp nga ni mi ngi dox wala ngay adapté wu par rapport ak tendance bi maanaam lan moo dox ci jamono ji nga nekk ci di ci jënd ak njaay parce que aussi commerce loolu la. am na tamit secteur restauration bi maanaam wàllu jaay ñam lekk tey ñëpp xam ne ni habitude yi dafa changé suñu dëkk yi nit ñi dañuy bëgg di dem ci ay bërëb di lekk bu jaar yoon. te di économiser li nga xamante ni mooy seen temps donc restaurant bokk na ci liy dox ci suñu réew yi jamono ji ak li nga xamante ni mooy ay fast food. ci wàllum yar aussi ak sàmm secteur la buy dox tamit tey ñëpp xam nañ que ni at bu yàlla sàkk xar day manqué rawatina bu tabaski jotee donc boo amee investissement ak lu ndaw même ak somme bu tuuti mën nga investir ci domaine boobu noonu wut sa bërëb boo xamante di nga fa mën di yar ay njur moo xam ay xar wala yu ni mel pour réaliser une bonne affaire rawatina bu ñu jubloo ci yenn événement yi mun nga ko sax boole ak ay yarum ginaar yi nga xamante ni jamono ji day dox ci bépp période parce que restaurant yaa ngi fii yeneen établissement yaa ngi fii te dañuy soxla ñu leen di livrer ay ginaar ay nen ak yu ni mel. am na tamit ay yeneen secteur donc yéen ñi ñuy suivre ku ci am yeneen idée aussi mën nga ko mentionner en commentaire pour que ñeneen aussi mën ci jëriñoo parce que weccoon tey xalaat la ku ci nekk sa avis day compter. donc vidéo bi tey loolu woon ñu jagleeloon ko suñu mbokk yi nga xamante ni ndaw yi nga xamante ni amuñu chance su fréquenter école yi wala amuñu njàng mu sori te bëgg a teg dara ñu jox leen quelques idées jox leen ay exemples ay modèles yoo xamante ni mën nañ ci inspiré wu pour yeggali seen yéene. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.